ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. leen mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 le point de la rédaction jotaay yi nga xam ne si dañ koy amal tous les jours di ci waxtaane lépp loo xam ne si nii actualité la rawatina les faits divers may am mbégte di ci ànd ak Moustapha di ko bàyyi mu nuyoo ginnaaw bi ma ko nuyoo ba pare. maa ngi lay fay Cheikh Mahfouz di nuyu ñi nga xam ne dañuy faral di ànd ak ñun comme niñ ko baaxoo di defal rek bis bu yàlla sàkk ñu teew fii faram-fàcce leen li nga xam ne mooy actualité bi. Moustapha ñu daal di koy doore ak Macky Sall mi nga xamante ni daal dinay addu jëm ci mbirum Sonko ñu daal di koy jiiñ li nga xamante ni moom moo di viol. Macky Sall nag ma nga ni nga ko invité woon fële ci RFI donc muy rajo France Internationale mu daal di fay addu mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci mbirum Sonko moom nag li mu xamle moom mooy yéenewul Sonko li nga xamante ni moom moo ko dal ba pare sax nee na moom li nga xamante dañ koy wax ni Macky Sall toujours turam dafay ñëw ni moom mooy complété moom i le mbir moom daal dina koy weddi ba mu set nee na moom amul sax jotuk di def li nga xamante ni moom mooy ay complot ndax loolu pour moom dafa jàpp ne loolu dafa doyee di trop en tant que président de la République nee na moom am na leneen yoo xam ne si nii ñoom yu ko doy yu dul di comploter ay adversaire politique. Moustapha wax jooje la Macky Sall wax foofu ci fi nga xamante ni moom moo di RFI donc moom nag mi ngi koy wax sax mu ne dafa nekkuloon à l'aise pour wax ci boobu le sujet ndax daf ko bañal presse nationale bi donc moom boo ma amee ba léegi daanaka waxu ci benn média fii ci Sénégal ñu laaj ko fële ci Europe ci fi nga xam si moom mooy RFI nag wax na ci donc ñoom moom moo nekkoon seen invité donc alors nag gisee naka nga jàngatee waxi Macky Sall jooju nga xamante ni tey àdduna ko jëm ci mbirum Sonko. waaw d'abord damay ñëw ci ni mu ko waxee parce que comme wax na ko ci biir interview bi ñëpp ñu déglu ko mu ne daf ko bañaloon presse nationale bi daf na woon du ci wax parce que du sujet boo xamante ne lu ko concerné la mais pour man ni mu ko bañalee presse nationale bi noonu la ko waroon mën a bañalee presse étrangère bi parce que dama yaakaar ne xam nga tey ji ñuy def interview xam nañ ne am na ñoom dañuy laaj protocole njiitum réew kenn du ñëw rek interviewé ko noonu de façon improvisé ko doo ñëw rek daf ko noonu di nga souvent di koy ne benn protocole ngeen ne ko question sangam ak sangam laa bëgg a aborder ak yow pour man waroon na mën a dindi question boobu ci biir waxtaan bi bis bu décidé nag wax ci su boobaa nag moo xam fii ban format la koy defee mook presse bi wala soit si benn conseil des ministres bi jeex mu wax ci lim ciy wax wala expliquer ji xool nan la def ba wax ci loolu dina tax ñu gën a xam ne dafa wekk presse bi wala dafa leen gën a jox cër parce que mënuñu comprendre mbir mu doy ni am ñu ko siy tudd Ousmane Sonko taxaw cité ko nommément ne dañoo def benn complot boo xam ne moom moo ko jiite moom ak ay gaayam kenn waxu ci kenn exception yaa xam bay mi génn wax ci déggaatoo keneen ku ci wax moom waaye RFI def ko invité RFI matin xawma mu addu ci wax ci la mu ciy wax lépp ba tëj wax ji yaakaar naa ne kon loolu bu ñu ko defaloon fii tamit dinañ ko soxla parce que dafa wane tamit jox nañu cër mais dugguleet ñu koy gis ci président Macky Sall gis nañ ne décision yu am solo yu bëri wala information yu bëri bu koy jotee dama bitim réew loolu nag pour man yaakaar naa ne xawma lu ko presse bi def wala lan moo waral loolu am na ñuy dem di wax ay complexe ak yooyu noonu yëpp mais man damay yaakaar ne daal pour man presse bi mérité na dayoguñ ko gën a mën a jox ba primeur yu yenn information yi ñu koy am yenn interview ñu koy am yenn xibaar bu koy joxe tamit mu joxe ko ci presse bi parce que joxe ji ko bitim réew dafay firndeel ren doon lenn ñuy wax naan président Macky Sall dafa desee wekk ñi nga xamante ne ñoo taskatu xibaar yi nekk fi parce que waa bitim réew la gën a jox bopp te effectivement fait yi daf koy confirmer chaque jour bu xew-xew amee fait yi daf koy confirmer à chaque fois bu xew-xew amee ba tax na donc confirmer na ko ndax li mu doon bañal li nga xamante moom moo di presse nationale bi daal dinay dem ba foofu ci RFI mu daal di ko fay wax muy mbirum Ousmane Sonko ngeen dégg bu baax la mu ca wax te comme ni nga ko Moustapha waxee rek mënoon naa bañ ndax mën na la poser question nga ne question boobu du ma ci tontu je pense que am na ci plein droit donc
mais loolu tamit Moustapha day ñëwaat rek ci comme li ñuy wax maanaam manque de respect wala ñàkk jox cër presse nationale bi ndax à chaque fois fan temps yële sax ñu ngi doon génn waa ñi nga xamante moom mooy présidence naan ñi nga xamante ni mooy presse nationale du ñu bind kii di président de la république pour ay yu mel ne ay interview yu mel noonu mais ñi ngi koy def mais du am suite donc mu mel ne que ni suñu presse bi daal wala suñu président yi comme ni nga ko waxee bu ñu amee loo xam ne si nii lu concerne Sénégal la concerne je pense que dafay ñàkk sens trop nga dem ba France di ko fa wala nga ko waxee ci média boo xam ne si nii média français la alors que am nañ fi ay médias yoo xam ne si nii tey accessible nañu fépp ci Sénégal te boo ci waxee Sénégalais yëpp dañ ci jot donte bu fekkante ni Sénégalais yëpp nga bëgg a waxal loolu aussi dafa am solo Moustapha. mais dafa am solo tamit dafay gën a encourager ñi nga xam ne ñooy ay taskatu xibaar. tey jii Macky Sall boo xoolee ñi ko wër ñaata kàngam ci communication ñaata ñoo xam ne jiite nañ fay organe de presse ñaata ñoo xamante ne seen xam-xam ci presse kenn du ko laam-laamee am nañ te ñooñu tey jii ñoo doon dénoncer benn comportement boo xam ne Abdoulaye Wade daf ko amoon ay jamono moom tamit joxoon bopp benn média yi nga xam ne bitim réew lañ nekk di leen ñi am ci yenn information pourquoi parce que ñoom waa bitim réew mi RFI di France 24 di ñeneen ñi nekk si yeneen télé yi fële surtout chaîne française yi sax d'habitude souvent fa la ñuy defee seen ay sorties mais dañuy dem ba dañuy xam ne dañoo am force boobu ci ñoom ba yenn xew-xew yi bu amee question yu dëkk bi di ruumanaat sax ñoom ñoo koy ñemee laaj président bi parce que dañ suñ ko laaj dinañ ci tontu parce que au moins ñun am na fu mu ñu teg am nañu mais tey ji njiitum réew mi amaana bu ñu ko doon invité gis nañ tey ji invitation bi mu fi defoon 31 décembre ci guddi ga ak journaliste yi mu mel ni dicté préparé ku poser question du am relance waaw de façon c'est ak ñi ñëw mais tamit mais ak ni ñu ko defee sax parce que tey ji ma ko su ma la poser question nga wax awma droit relance mais su ma la posé question lu la neex nga may tontu noonu la doon demee dama kii day posé question tontu mu tontu ko dem ci keneen te ku mu tontu amoo droit revenir ci question boo naree relancer modérateur bi def modérateur ne non baax na nañ dem ci beneen question parce que temps bi daf ñoo doy loolu il était préférable nga am ñaari journalistes yoo xam ne dañ koy choisir ñu toog mu doon benn interview bu tànk jër question réponse ngeen xam li ngeen bëgg xam li ngeen xam lépp ci président bi mais pas toog di ko def ni ñu koy defee mais tey ji gis nañ ni mu defee interview ak Alain Focar loolu fii ban journaliste moo ko fi mën a am Alain Focar koy poser question mu tontu ko léeg-léeg mu coupé ko sax waaw léeg-léeg mu coupé ko ne ko non président loolu tamit question est-ce que bëggoo réduire sa opposant boo xam ne mu ne ko non man question yooyu boo dama ne woon sax du ma ci wax mais boo gisee ma wax ci dafa fekk ne rek daf ma ça met mal à l'aise et puis tamit parce que sama prix ennemi sax du ma ko souhaiter mu dem prison donc kon lii dafa du ma dugg ci am naa yeneen priorité ku may dugg ci affaire yu baas yi nga xamante ne amul benn njëriñ tontu boo xamante ne lu nopp mën a dégg la te boo déggee tontu bi mais foofu lañ doon xaar président Macky Sall. te su ko defoon fii tamit nit ñi je pense que. mais su ko déggin bi lañ ci am. ça ne change rien benn lay doon. du changer dara pour man war nañ mën a toll foofu par transparence pour am benn politique boo xam ne de leeraange lay wane ñu gën a xool naka lay def na fi le gouvernement face à la presse c'est bien baax na gouvernement bi di jàkkaarloo ak presse bi di expliquer am na solo trop def ay kii mais moom tamit dafay baax mu am yenn yoo xamante mu taxaw jàkkaarloo nit ñi expliquer leen gis nga tey ji ñu ngi toll ci période vaccin bi nga may ma def benn digression tuuti ñu ngi lancé nañ campagne ñii di ñàkk di wax mais pour man am na benn communication boo xamante ne ci moom la waroon doore wàcc ñëw ci ñeneen ñi tey jii am na yenn dëkk yoo xamante ne ba bu vaccin bi di ñëw da ngay gis tintamarre bi ñuy def communication bi mais fi Sénégal malheureusement gisoo ko fi. vaccin bi ñëw na wàcc na am na dogguma la am na ñoo xam ne xamuñu sax ne tey campagne de vaccination bi door na tey. non mais xamuñu ko mais loolu problème la. parce que pour man tey jii waroon nañu bu dee RTS wala ñu seet benn wala TFM 2 seet benn chaîne boo xamante wala ñu benn cadre bu am solo. réunir fa ñi nga xam ne ay immunologue lañ professeur Tandax réunir professeur Seydi. réunir docteur Bousso dajale fa kàngam yi nga xam ne ñëpp ñoom la affaire bi concerne ñu defee benn 4 tours d'horloge ñu toog. ñu def affaire bi en direct ci chaîne bi bu jaree suñu jënd temps bi ñu jënd ko ku nekk di expliquer en wolof ak en français bu jaree sax ñuy traduire ñu ne vaccin bi AstraZeneca bi nii lañ ko defaree lii ak lii li ñu leen di wax lii ak lii amul vaccin bi taux bi nga xamante ne mooy efficacité am temps la toll bu demee ci beneen vaccin bi Sputnik bu Russie bi nii ak nii mooy vaccin bi nii lañ ko composé nii ak nii toll Johnson bi nii ak nii fii la toll lii ak lii mooy vaccin bi toppee ko noonu vaccin après ñu ñëw ci nga xam ne mooy immunologue bi lan moo war a njëriñu vaccin bi loolu Mahfouz bu ñu ko defoo ñëpp toog di ko déglu ñu jàllale ko noonu mais yaa xayti ñi nga xam ne dañuy wër di nga xam ne ay contre lañu est-ce que nañ amati temps boo xamante ne dañ convaincre duñ ko am mais tey ji bu fekkente ne defoo loolu ñu bëri xamuñu dañuy dégg rek vaccin Sinopharm ñu ne vaccin chinois la man chinois wóoluwuma seen vaccin ñu ne AstraZeneca bi ñu ne man wóolu Moderna ak
ñoo bokk Pfizer xam nga tey jii mu bëri ay mbir yoo xamante ne daal am na ci vaccin yoo xamante ne pour man communication bi dañ ko xaw a néewal doole te waroon nañ ci mën a bàyyi xel pour man loolu c'est le minimum def benn cadre boo xamante ne képp ku concerné di nga toog nga wax ñëpp dégg leen en tout cas nekk na lu yéeme Moustapha ndax ki nga xamante ni moom moo waroon a njëkk a ñàkku sax moo di le président de la République ndax loolu tamit ci communication la bu yëf yi ñëwee ñoom ñu ñàkku ñi nga xamante ni ñoom ay autorité la nekk ay porteurs de voix ñi nga xamante ni tey ñi ngi au devant de la scène je pense que ñooñu ñoo waroon a jël exemple ñu daal di ñàkku bu ñu ñàkkoo bu ñu ko posté def ko ci réseaux sociaux yi def ko fi mu war a jaar yëpp nit ñi teg seen bët xam ne lii kat du ay caaxaan ndax président de la République su dee ba ñàkk loolu tamit dañuy xam ne du tay la bakkanam pour yoo xam ne si ni comme li ñuy wax ci mbedd bi donc dafay tax nit ñi nga xam si ni ñoom ñooy am xel ñaaw am courage dem ñàkku je pense que loolu aussi faille la ci seen communication ndax Macky Sall ba léegi ñàkkuwul te campagne bi door na. waaw pour man de pour joxe exemple bi comme ñoom ñoo jëli vaccin yi ba Chine indi ko pour man pour joxe exemple waroon naa mën a ñàkk mais loolu du ma si accentuer lu bëri parce que damay jàpp ne rek du l'essentiel quoi pour man du l'essentiel président Macky Sall ñàkk donte doon na doon lu baax parce que dina wane exemple doon na wane lu baax parce que am na ñoo xam ne tey jii dama si doon waxtaan ak benn boy ñuy waxtaan mën na ko président Macky Sall vacciné woo di nga vacciné mu ne déet Macky Sall sax buy vacciné woo boo matul ay vitamines lañ koy piqûre mais xam nga kooku tey ji bu xel bi demee ba xalaat ne vaccin yi sax mën nañ koy truqué kooku tey ji du loo koy waxati mu gëm ko ci biir vaccin yi c'est pour vous dire que rek c'est au-delà du vaccin am na leen lu nekk ci ginnaaw loo xamante ne mooy travail bu nga def en amont pour yee askan wi yee masse bi xam ne li nga xamante ne mooy njëriñu vaccin yi mooy njeexitalu vaccin yi ak def benn travail de déconstruction boo xamante ne ñeneen ñi ngi koy def ci wet gi mais malheureusement loolu defuñu ko gis nañ nag comme ni nga ko waxee rek ay kilifa yoo xam ne ñëw nañ vacciné ko ci mel ni Hadj Mansour Mbaye Aïssata Tall Sall professeur Seydi ñoom ñëpp ñëw nañ vacciné wu te am na yeneen autorités yoo xam ne tamit ñu ngi ci ministère de la santé di vacciné wu je pense que baax na mais am na yu bëri daal yoo xam ne des na ci campagne de communication bi ñu doon xaar ne moom la ñu war a laal ngir vaccin yi loolu moo doon vaccin yi benn parenthèse la woon rek comme tey la campagne bi ñu dugal ko ci daal di informer wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu mbokki internet yi suivre de partout à travers le monde donc ñu daal di jàll ci beneen sujet muy arrestation yi nga xam si ni nemmee ko nañ ko démb jëm ci ay activistes ku ci mel ne Assane Diouf fekk nañ ko këram daal di koy jàpp Guy Marius Sagna tamit moom i tamit daal dinañ koy teg loxo ki ci mujj moom moo di Clédor Sène donc moom i tamit daal dinañ koy teg loxo donc ñoom ñëpp nag nekk ay activistes ñu daal leen di teg loxo li leen di toppee nag mooy que ni dañ doon def li nga xamante ni moom mooy menace de trouble à l'ordre public moom lañ leen doon toppee ak li nga xamante ni moom mooy acte de nature à troubler l'ordre public bu ñu sukkandiku seen avocat bi di maître Khoureychi Ba donc moom moo daal di xamle loolu lañ leen di toppee donc mu mel ne que ni arrestation yi moom donc ci waa Kër Sonko yi lañ ko doon nemmiku jamono yële mais léegi démb daanaka ñett ñuy jàpp ñëpp ay activistes lañ mu mel ne que dafa am loo xam ne si nii waay takk der yi wala ñi nga xam ne si ñoom ñooy waa DIC dañ koo njort ne ñoom am na loo xam ne si ñu ngi koy togg mu jëm ci li nga xamante ni moom laa wax léegi muy trouble à l'ordre public. waaw ñëpp la bett biñ gisee affaire surtout man li may njëkk a déplorer rek mooy façon bi ñu jàppee Assane Diouf je pense que dem bay dajji buntu néegu jàmbur di ko jàpp am na yoo xamante ne tamit pour respecter nit ki pour am foo ko teg pour rien que rek parce que nit du xar du dara dajji buntu patam yóbbu ko pour man yooyu yëpp mënoon naa ñàkk waroon nañ mën a am benn retenue boo xamante ne dinañ interpeller kii di Assane jàpp ko nañ ko war a jàppe yóbbu ko Guy Marius Sagna dégg nañ ne jàpp nañ ko bi ñu ko doon jàpp dafa doon jëndi reer xaw ma quelque chose comme ça la avocat bi expliqué ñu jàpp ko Clédor Sène moom dañ ko doon xaar ci fajar gi jot ñu dem dugg jàpp daal di jël yóbbu mi arrestation yoo xamante ne def nañ ko ci ñoo xamante ne dañoo jàpp ne ñoo tegoon benn mouvement bu ñu teg pour jàmmarloo ak nguur gi mais bu ñu suivre élément bi nga xamante ne moom lañ ne Clédor moo ko def te Clédor nangu na ne moom moo def élément bi audio bi moo ko def te wax na tamit ki mu ko envoyé ni seen mouvement bi la bokk nekk en même temps kiy liggéey ci benn site internet loolu lépp expliqué na ko kooku nee na moom moo fuital audio bi jàllale ko jox ko neneen te li mu doon wax ci audio bi ku ko dégg tamit di nga xam ne yow boo dee homme de tenue wala ki liggéey dara di nga taxaw préparé wu parce que bu fekkente ne da nga taxaw ne suba amuñu jot di expliquer noo xam ne day mel ni benn histoire dañuy dem ci terrain bi dafa mel ni da ngay indi benn genre confrontation boo xam ne ñu ngi koy bëgg a teg pour man loolu erreur la seen communication même su fekkente ne après toog na mu jëm ko expliquer mu ne dañuy teg ay cellules de résistance la ñuy teg ci koñ yi bu ñu demee teg ay cellules de résistance ñu bañ nootaange bi nga xam ne nguur gi ñoo ko ku nekk am nga droit résister face à l'oppression loolu suñu constitution moo ñu ko may ku nekk am nga droit résister face à l'oppression mais
am na tey ji wax joo xam ne doo dugal sa bopp am na tey ji comportement boo xam ne doo dugal sa bopp mais su fekkente ne tey ji yow da nga am benn dañ lay may bët ni ñu koy waxee ku ñëpp di xool da ngay jaar fu leer yow su fekkente ne dañ la may bët di la xool ngay wax ne nañ daje foog ñu mënuma confier kii liggéey bi en tout cas mu nekk benn discours bu obscur boo xamante ne yow sa xel du dal boo koy déglu loolu bu dalee si bu toqee ci nopp nga xam ne tekk dara la war a sécurité la yor amaana mën na jóg fekk la fi nga toog mu laajte lii nga def lu tax nga def ko ak lii ak lan nga si jublu loolu man yaakaar naa ne ñoom am nañ ci erreur mais tamit jàpp yooyu tamit nag dafa am loo xam ne dafa am lu muy nduru am na beneen lecture bu si nit ñi mën a mooy genre singali boo xam ne boo jëlee recul tuuti mën nga koo gis parce que pour man patamee beeg jàpp yeeg yooyu nëpp war nañ mën a xoolaat ban stratégie la ñuy def ba ñàkk mbir mi mais dañuy wax ne mieux vaut prévenir que guérir mais daal jàppin bi man rafetlu ma ko ni ñu leen jàppee ak ni ñu leen arrêté noonu daal rafetlu ma ko et puis je ne comprends pas pourquoi Assane Diouf ak ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna étant donné que non Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène mais Guy Marius Sagna la comprendre ban link la ci am parce que dégguma mu cité ko ci Guy Marius Sagna dégguma mu cité ko ci audio bi bu fekkoon ne daf ko ci cité sax on peut comprendre mais peut-être ñoom am nañ ay informations yoo xam ne dafa bokk ci groupe beeg yooyu yëpp mais lépp lu ci mënti am daal wax dëgg yàlla arrestation yi du indi ak dal te actuellement dañoo soxla dal en tout cas arrestation yi bëri na ci activistes yi donc lépp nag jëm ci mbirum Sonko muy levée immunité parlementaire parce que ñoom dañu jàppoon ni sax tey jii la ñuy def plénière bi pour yëkkati li nga xamante d'après audio bi nga xamante ni moom moo fuité te Clédor Sène daal di koy def dañu jàppoon ni ñoom tey jii la ñuy levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ba tax ñu doon def ay cellules de résistance yoo xam ne si ni tey ci koñ yi pour mën a loolu antu pour loolu bañ a antu donc loolu nekk na nag loo xam ne si nii tey moo leen jural fa ñu nekk tey moom moo di fële ca dikk ñu daal di leen di jàpp nag di leen toppee li nga xamante ni moom moo di menace de trouble à l'ordre public donc mu nekk nag loo xam ne si nii tey lu leen ci mën a fekk bëri na ndax loolu je pense yoon daf koy tere et je pense que suñu continuer nii tamit caabi mën nañ la féete ginnaaw te bu boobaa tamit dafay gën a métti ci ñoom te dafay gën a métti ci ki nga xamante ni aussi moom la doon xeexal muy Ousmane Sonko ndax fan yëpp yaa ngi gis ñi ngi def ay rencontre moo xam waa nitu dëgg la te ñoom léegi ci benn collectif lañ nekk tuddee ko le peuple moo xam ñoom Guy Marius Sagna la donc tamit ñoom tamit à chaque fois ñu ngi leen di gis ñuy def ay rencontre loolu aussi problème la Moustapha à chaque fois bu ñuy defee rencontre rek ñoom ñi ngi wax ne li ñu nangu li ñu bëgg a def Sonko duñ ko nangu loolu tamit est-ce que du taxul ñu teg leen loxo. waaw xam nga coowal Sonko bi loolu moo ci nekk équation bi nga xamante ne moo ci mën naa ne sax particularité bi nga xam ne moo ko différencier ak coowal Khalifa Sall ak coowal Karim Wade yële c'était purement politique mbirum politique la woon da nga naan gis chargé de communication Khalifa Sall wala ay responsable des jeunes khalifistes wala famille ñooñu nga naan gis ñu dajaloo di wax di kaas kenn du ko def ni kenn du sacrifier suñu leader mbirum Karim Wade da nga gis nga fi mouvement bu nekk askaaw Malick mouvement bu nekk taxawal nañ ko fi pour xeex ne Karim Wade dañ ko waruñoo nangu ni ñu ko bëgg a def mooy faagagal ko ba du déposer candidature mais mbirum Ousmane Sonko particularité bi ci am mooy activiste yi dañ cee wàlli te activiste bokkul ak militant activiste engagement mooy ki nga xamante ne moom souvent ragaluñu dem prison mooy ki nga xamante ne souvent dafa yor télé ci poche day toog di wax li muy wax amul lu mu ci tiit mooy ki nga xamante ne langage am souvent c'est un langage cru amul bokkul ak militant bi nga xam ne dafay toog naan man damaa jaar lu ñu ko waxee école du parti man damay sóor lii responsable la fi non activiste bi moom yoonam nekku si loolu moom dafa gëm ne ay droit yaa ngi koy salfaañe warul am mu taxaw te ni mu ko exprimer mooy marché mooy taxaw wax li mu xalaat du hésiter wax ay mots yoo xamante ne parfois dañu gën mu déborder léegi ñooñu nag ce sont des gens yoo xam ne dañuy difficile nga ngëpp leen pourquoi parce que dañuy mën a yëngal masse dañuy mën a def ay postes yoo xam ne ñii dañ koy partager dañuy mën a arranger ay foule léegi genre yooyu nag boo ci gisee ñoo xamante ne mbiru Ousmane Sonko bi dañ koo porter yéen ko di dem ak moom stratégie serpent bi lay doon foog nga dagg bopp yi boo daggee bopp serpent yi nag après dafay yaram bi rek du amati njëriñ parce que benn après nga gis ñi génn te ñooñu seen feu mënul yàgg donc parce que bopp yëpp buñ ko daggee stratégie boo daggee bopp yëpp rek après li fay des dootul bëreeti ñan lay doon ay par-ci par-là ay groupe ñu toxaw fi wax noonu nañ bàyyi après xam nga lay doon elo kon ngeen focaliser sur Ousmane Sonko slogan bi lay doon libérer Guy Marius Sagna libérer Assane Diouf libérer Clédor Sène léegi da nga leen di ubbil ay front yu bëri yoo xamante ne au lieu que seen force yëpp ñu polariser ko ci Ousmane Sonko déedéet da ngay def Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna après nga Ousmane Sonko ak Assane Diouf Ousmane Sonko ak Clédor Sène Ousmane Sonko ak Birame Souleye parce que loolu ñi ko commencé woon ak responsable Pastef yi xam nga tey jii nit ki bu fekkee ne daf lay song mu songal nga xam ne kii force am riñaan la
mais da ngay fexe ba riñaan boobu mu lay defee si suuf la lay dugg nga fexe ba du mën a sëgg bu mënul sëgg du mën a def riñaan boobu mi def effectivement noonu la force bi ñuy defee ci ay défense am la nekk ñoom ñoo ko mën a défendre ñoom ñoo ko mën a def boo fexee ba wàññi ay défense am amatul garde boo ko dóoree rek mu wàcc. mais tamit sànq ba léegi ñu ngi doon poser la question à savoir Guy Marius Sagna lu tax ñu jàpp ko donc moo ko Clédor Sène ak Assane Diouf mais xam nga fan yii ñu génn ñoom doon nañu déposer benn lettre fële ci préfecture pour marche ndax lettre boobu tamit ndax loolu tamit taxul ñu jàpp kii di Guy Marius Sagna bu ñu xamee ne benn marche lañ doon waajal muy manifestation. non man yaakaaruma ko dama yaakaar ne mbir dafa doore loolu tamit menace la waaw mais su fekkoon ne tey jii dañoo déposé ñu lankal leen ko supposons ñu lankal leen ko ñoom ñu ne dañuy marcher par force te marche bu ñu leen daan jàpp ci terrain bi lañ la jàppee mais duñu la jàpp ci veille ba donc loolu moo tax et puis ak ni mu amee concordance diggante moom ak Assane Diouf ak Clédor nga xam ne donc pratiquement c'est le même dossier boo xam ne ñoom ñoo ko war a bokk parce que fi ñuy naan jàpp nañ Assane Diouf c'est lañ ne jàpp nañ Guy Marius Sagna ñu ne Clédor ñi nga xaar bët set ñu jàpp ko donc kon pratiquement da ngay xam ne am na benn link bu am si ñoom ñett peut-être ñoom am nañ ay éléments yoo xamante ne moo tax ñu teg leen loxo mais daal am na loo xamante ne nag daf ci nduru benn intimidation boo xam ne da nga koy liir boo soree ci wet gi tuuti am ci benn xoxatal comme ni ñu koy waxee boo xam ne da nga ko ciy gis singali boo xam ne tamit da nga ko ciy gis mais tamit ci beneen fànn bi boo dégloo li Clédor wax tamit xel dafay nangu ñu woo leen déglu leen ba xam lii lu mu ci jublu woon parce que tamit réew mi ñu ñoo ko moom te lépp loo xam ne dafay nangu mii yow di mën a keneen warul nangu benn wax wala lépp loo xam ne da nga koy yëkkati ngir taal dëkk bi waaw loolu moom yaakaaruma ko parce que boo nee cellule de résistance lan la dégg ci cellule de résistance yi lan lañ sas ñooñu ak naka lañ ko war a defee bu dee tout sauf ay mbiru guérilla kenn yëgul ñu koy def ci suuf mën nga jékki-jékki rek xëy rek mën nga jékki-jékki xëy mu jóg waaye yooyu tamit comme ñoom ñoo suñu sécurité dafay normal tamit ñu jox leen ko ñu nangul leen ko waaye tamit ñu déplorer waat encore une fois forme bi ñu ko defee parce que tamit ay nit lañ dañoo am li ñuy wax dignité humaine boo xamante ne dañ ko war a respecter surtout que su mel ni Assane Diouf bii mooy deuxième fois ñu koy jàppee genre yooyu et pour man yooyu war nañ ko mën a éviter bu fekkente ne cas bi dafa garaaw ba garaaw sax booy jàpp ni ki am na façon boo koy jàpp jee mais yaakaar naa ni ñëw di dajji ay buntu ñu lay filmer yooyu nëpp rafetul quoi honoré wul suñu police bi vraiment honoré wu ko waaye tamit xam nga activiste moom activiste la rek ndax li nga xamante ni Assane Diouf waxoon na ko fële ci tribunal bi Ndakaaru ñëpp jàppoon nañu tey Assane Diouf bu génnee dootul waxaat loo xam ne si nii wala am na coppite parce que saagul kenn déggaatu ko mu saaga Assane Diouf saaga la waaw waaye tamit mënoon na moytu yu mel nii ndax kaso moom yaakaar naa ni donc nit ñi Assane Diouf nit ñi bëri ni nga wax naan Assane Diouf sonn nañ ngir yàlla yonent bi dimbali ñu mu ndax mu xaw a moytu tuuti kaso bi mais tamit xam activiste moom activiste la ba tax na gis nga ñi ngi am ay arrestation démb am na ñett mais ba léegi yaa ngi gis gars yi ñi ngi organiser seen ay rencontre ndax waa collectif le peuple ñoom war nañu am benn rencontre tey ci ngoon waa FDS tamit moom mooy professeur Babacar Diop ñoom aussi dinañ amal benn rencontre moom conférence de presse donc ñu koy amale fool ci seen siège mais loolu tamit dafay continuer rek xam nga mun a bu fekkente ne yooyu yëpp mooy tax ngay jàpp ñuy wax continuer di wax li ñuy wax nga leen di jàpp bu yàggee tamit est-ce que doo ridicule mais pour man nañu xoolaat ni ñuy xeexee gis nga tey jii nañu xoolaat seen méthode ñoom activistes yi waaw ñuy bañ di prêter le flanc comme ni ñu koy waxee di may nit ki fu mu la dóoree fu mu la dóoree xam nga pour man loolu mooy affaire bi nañ koy moytu parce que gis nañ tey jii Ousmane Sonko gis nañ tey jii ki nga xam ne mooy administrateur parti bi mi ngi nekk nu ñu koy waxee garde à vue Birame Souleye Diop ñuy wax ay retour de parquet yooyu di expliquer mënoon naa ñàkk pour man am na yoo xamante ne tey jii boo nekkee fenn bi sa leader soxla laa ko yooyu sa démarche ak sa façon bi ngay xeexee da ngay xoolaat ñoom que lay door waaw bañ a topp ndiiraan bay de xam nga tey jii sa xel voilà da ngay utiliser sa xel am na nooy xeexee finalement da ngay day soppale ko doon tooñ te boo tooñee yoon mën na laa teg loxo te yoon fi ñu toll nii bu la tegee loxo yaakaar mooy lu mu la làqee jant bi en attendant dossier bi jàll mais pourtant mën nga xeex de façon intelligente ba def li ngay def ñu xam ne yaa ngi xeex taxaw déterminé wu te yoon du am dara lu la mën a jamee baaraamu tuuma am na fi ñoom ne chaque jour ñu def poste chaque jour ñu kaas ne d'accorduñ ci chaque jour ñu def mais yoon du leen mës a jàpp parce que dañoo xam ni ñuy xeexee du ñu def ay appel à l'insurrection du ñu wax joo xamante ne yoon daf leen si topp dañuy xam ni ñuy def daal te pourtant ñi ngi woo nit ñi
il faut résister il faut devenir mais kan du leen jàpp pour man daal war nañu mën a éviter di xëtt yoon ba nga xamante ne dañuy may yoon loo xam ne c'est leen di jàppee parce que période bi bu fekkee ne da nga bëgg jàppale sa leader wala da nga bëgg jàppale l'homme politique ba pare dafay erreur yéen ñëpp ñu leen di jàpp finalement il va se retrouver seul te dina gëstu ba gis ku ko jàppe te du gis kenn te loolu ñoom ñoo ko war a éviter su boobaa nag buñ joxoñ baaraamu tuuma nguur gi naam am na ci part de responsabilité parce que moo ko waral waaye ñoom tamit ñoo ko may lu mu leen jàppee parce que ça bu leen jàppee rek dina am këyit gu mu teg ne lii moo tax ma jàpp leen te boo ko may loo xam ne këyit gu muy teg su boobaa du am lu mu la jàppee te këyit googu nag lañ ko war a bañ a may nguur gi. ayca mi ngi noonu Moustapha xam naa li ñuy dese ci waxtu bariwul bi ngi mi may def signe dama lay bàyyi nga daal di joxe sa kàddu boo xam ne si ni moom ngay tëjee ñu daal di tëj jotaay bi. waaw fi may jeexalee rek mooy di ñaax ñi nga xamante ni ñëpp ñooy ay activistes lañ leen di wax ak ñi nga xam ne dañuy jàppal tànk Ousmane Sonko ñu xool façon bi ñuy xeexee bu baax. parce que tey jii ñëpp xam nañ jamono ji avancé boo xam ne looy def looy wax ak fooy dem teg sa tànk na nga ko xoolaat bu baax. donc sumb nañ xeex nañu intelligent xool ni ban démarche la ñuy def su ko defee dinañ mën a jàppale seen leader te kenn du leen teg loxo. mais sooy xeex di tooñ sooy xeex di xëttu yoon sooy xeex di def loo xam ne defuwul. xeex ba sax dañ la fay bàyyi say xeex ñoo jàppale yow. te loolu suñ leen jàppee fi ñu toll nii ay bras de moins la ci Ousmane Sonko ñoo xam ne mënoon nañu koo dimbali si taxawaay gi mu taxaw nii. et je pense que du am xel nit ñi di xeex. nga bëgg xeex ba pay nekk ci biir kaso bi loolu du xel donc je pense que war nañ ko moytu ñi fi des tamit te kenn jàppaluñ tamit ñu xool naka la ñuy def ba wéyal seen taxawaay. en tout cas mbir yaa ngay wéy mbirum Ousmane Sonko moo waral lépp yëpp nekk li nu mel donc muy arrestation yu ñu doon nemmeeku ci côté Pastef di ay ndaw yoo xam si ne doon manifester waaye nag jamono ji ay activistes la ñuy jàpp ni ki démb rek daal dinañuy teg loxo ki nga xamante ni moom moo di Assane Diouf Guy Marius Sagna ak Clédor Sène ñoom nag li leen di toppee moo di menace trouble à l'ordre public donc mu nekk nag loo xam ne si nii tey jii tax na ba daal di dikk daal dina leen di jël si daal leen di yóbbu foofu nga xamante ni moom moo di seen ay bureau ngeen mën a def enquête laaj leen bu baax a baax li ñuy rumbandaat ci suuf lu mu doon donc xam naa ni foofu la ñuy daal di tëjee jotaay bi di jaajëfal Moustapha bu baax a baax di jaajëfal bi gi yéen tamit nga xamante ni yéen a ñuy seetaan tous les jours le point de la rédaction di leen wax ngeen abonné si suñu chaîne YouTube bi di Sunugal 24 ngeen activer notification bi di man di am vidéo yi en temps réel di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen plateau. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax